L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h dans son campus situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac? Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies renouvelables, ou alors vous êtes parent et vous cherchez une école supérieure de qualité avec des diplômes reconnus pour votre enfant? Rendez-vous les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h pour découvrir l'ESTM et ses filières de formation. Pour toute inscription durant la journée du 17 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais d'inscription. De plus, 5 bourses d'excellence seront également offertes durant ces 2 journées. Pour plus d'infos, appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane alxemes ci weeru novembre yemook fukki fan ak ñaar mu yemook tey ji nga xamante ne rek ci la ndongo yeeg jàngalekat yi dellu ca l'école ba muy mbégte yoo xamante ne rek ñu bëri ci ndongo yi amee nañ ko ndax toog nañu ay weer yoo xam ne gisuñu seeni morom ba tax na rek ci biir xibaar yi dinañ ci ñëw ni mu gën a yaatoo desandi ci wàllu njàng meek njàngale mi dinañ dem te diwaanu Njàmbur foofee nag tamit li nga xamante ne ubbite l'école bi amal nañ ko te loolee nag li ñu seetlu mooy bëri nit ci jàngalekat yi nga xamante ne teew nañ ngir tàmbale année scolaire bi ci dal te leen li ñuy waxtaane mooy xiroo ngaayo bi doxoon ci yenn école privée yi ak parents d'élèves yi ñenn ñi jàpp ne rek waruñu fay ñetti weer yi desoon laata ñuy jël dogalu dakkal njàngale mi loole nag jëwrin bi ñu denk lépp lu aju ci wàllu éducation nationale nee na dinañ ci jël ay matuwaay ni mu gën a gaawee ndax loolu bëgguñu benn yoon mu gàllankoor njàngale mi dinañ wax ci feebaru sëqët wala soj mi nga xam ne dina faral di sonal ndaw yu bëri fii ci réew mi ñu ne nag at bu nekk daanaka lu toll ci juróom-ñetti junni ndaw dinañ ci ñàkk seen bakkan noonu nag kilifa yi jël nañ ci ay matuwaay yu mat sëkk nee na li ñu bëgg rek mooy fexe ba feebar bu bon boobee mën fi jógee benn yoon dinañ wax ci plan décennal bi pexe bi nguuru Sénégal nasoon rek ngir xeex lépp lu aju ci wàllu mbënn mi fii ci Sénégal loole nag xayma nañ ko foofee ci assemblée nationale li ñu jàpp rek mooy lu ëpp ci liggéey bi daanaka fii ci Ndakaaru lañ ko defee tax na rek ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi yore woon boobule projet ñu xalaat dëkk yi féete ci kaw gi mbokk yi lii mooy ponk yi gën a fës boo leen taaxiloo tuuti yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum dalee na jàmm ci xibaar yi ñu doore ko tiis bi gannaaw ab accident bu ñu nemmeeku ci yoonu Touba jàpp daara ñu ne nag daanaka ñetti nit ñàkk nañ ci seeni bakkan lu toll ci fukki nit ak benn amee nañ ci ay gaañu yu métti rek ñu ne ab oto minicar bu ñuy matriculé 2414A moo dal ci benn camion rek bu nekkoon ci kaw tali bi ci dëkk bi ñuy woowee wellu mbel loole nag tax na ba ñu ñetti ñooñu gaañu ci ñi ci ñàkk seen bakkan nag jamono ji yóbbu nañ leen fi nga xamante ne rek mooy hôpital bu nekk foofu ca diwaanu Matam ñu ne nag am nañ ñu ci amee gaañu ñu ngi foofu ca hôpital Matlaw Seyni bu diwaanu Touba. del si fii ci Ndakaaru wax ci njàng meek njàngale mi ak ubbite l'école tey bi mu yemook fukki fan ak ñaar ci weeru novembre loolu nag amal nañ ko ci l'école yu bëri ci réew mi mu ànd ak mbégte xale yu bëri toogoon diiru ñett wala juróom-ñetti weer yoo xamante ne gannaaw mbas mi gisuñu seeni morom ba tax na tey ñu bëri si ñoom mbégte lañ àndaloon ñu ñëwaat ci ambiance boobu Cheikh Diop Jaafara Ba doxantu woon nañ ci benn école. grande vacances yi jeex na ubbiteeg école ñu daal di koy door niki tey mu mel ni lu ni mel nag day dajale ñi nga xam ne ñoom ñoo di élèves yi ñu nekk fii ci école primaire bu caserne Samba Diéry Diallo
ñu nekk ci waxtu yu njëkk itam. Jamila Sané nekk élève ci classe bu CM2 ñu ngi ko fekk mu taxaw ak ay xaritam mu mel ni nag lile lu mu yàkkamti la woon. sama xarit yi ma leen gisul woon presque buñ ma waxee defal lii sax du ma ko mën a def correctement car mes amis me manquaient beaucoup mais je les ai revus je suis vraiment très contente. ouverture des classes bile am ci jamono yi nga xam ne coronavirus mi ngi fii ci réew bu Sénégal jàngalekat yi lee xam nañ xel ne dañoo war a dabbu la ñu tardé woon. J'étais en classe de CP donc dama yéeg sama élèves yi en classe de C1 et les 2 mois là ce que je vais faire mooy terminer sama programme ci lecture surtout ak ci mathématique moo ma gën a intéressé pour mën a passer ci programme C1 bi. État du Sénégal naturellement andi na dispositif bu doy parce que fii ku ne xam na ne effectif yu bari la ñu am. Par contre gendarmerie bi nga xamante ne nous sommes à son sein aussi andi na appui bu considérable. année scolaire ak coronavirus mu mel ni itam élèves yi lee xam nañ xel nan la ñuy war a mën a def ngir rek daal di moyu mbas mi. damay sol sama max ba pare du ma jegante kenn du ma jox kenn loxo bala maa foo damay raxas sama loxo wala bala maa lekk. na entre samay xarit yi nii damay def 2 mètres de distance toujours loolu rek naa def. du ma jege ndax moom du ma def 1 mètre 2 mètres de distance. ubbiteeg école mu nekk bés bu am solo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi lee nag di ñaan rek atum ren bile ñu jàng ko ci ak dal waaye itam sori lool li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus. Cheikh Diop bu ñu bàyyee ko caserne Samba Diéry Diallo dañuy wutali Thiès foofu tamit tamal nañ tey ji ubbiteel école yi ci teewal yu ndongo yu bëri wante lu bi mooy bëri nay jàngalekat yoo xamante ne ñoom tamit teewoon nañ li ñu bëgg rek mooy def kem kattan ngir li nga xamante ne at mi dinañ ko amal ci anam yu mucc ayib leneen lu ñu ñaawlu kay mooy amuñu jumtuwaay li leen di mën a may ñu xeex lépp lu aju ci wàllu coronavirus bi lekk na ci loole nag li nga xamante ne mooy masque wala gel teewlu liggéey bi ci Cheikh Anta Diop dafa àndoon ceeg say laajte. daanaka dem nañ ci l'école yu bëri ci école maternelle bi nekk fii ci Medina Fall kër Cheikh Ibrahima Fall jaare ko ci CEM Laalaan lycée Lam-Lam ñu gis ne élèves yi ñu bëri nag door nañu njàng mi ànd ci ak seeni professeur waaye li ñu nemmeeku fii ci CEM bi nga xamante ne moom mooy CEM Laalaan am nañu ay jafe-jafe ki nga xamante ne moom mooy principal bi wax ne jamono yi de élèves yi kenn amu ci masque. effectivement malgré annonce bi ñu defoon ginnaaw bi ñu defee réunion ak parents d'élèves wax leen élèves bu ñuy ñëw ñuy takk masque mais seetlu nañ ni ñu ci bëri bi ñuy ñëw takkuñu masque te ñun li ñu fi dese ci masque matul sax personnel bi moo tax daal foofu rek la ñu am problème bu ñu ci jàppalee je pense que yëfi dina dox ci sans problème incha allah. te nag CEM bii nee na bokk na ci CEM yi ñu gën a ràññee ci département bu Thiès. parce que man bi ma fi ñëwee 2017 ba léegi résultat yi ba nga ko fekkoon ci ay 35 et quelques pour cent ren yàlla may ñu am 97,89% jël 2e ci département bi. inspecteur d'académie bu Thiès gis ne mbir mi nag yitte na leen lool te daañu ci def ay jéego ci ay fan yi néew ba l'école yépp ñu yóbbu fa ay masque ak ay gel. Soyez sûr que nous allons continuer à vous accompagner. dina leen jàppale waaye école yépp jël nañu ay matukaay lépp lu ñuy jëfandikoo lu jëm ci wàllu xeex Covid bi daañu ko tàbbil ci l'école yépp école bii di Laalande exemple ngeen. Vous êtes un exemple au niveau de l'académie. waaye nag ñu gis ne fii ci diwaanu Thiès école privée catholique yu bari de kenn du dugg ci l'école yi te ko masque. Cheikh Anta Diop ñu desandi ci mbiru njàng meek njàngale mi waa Celsu authentique moom dañu jàpp ne rek lu aju ci wàllu ubbi tey jàng tey nguur gi moo ci taxawul taxawaay bi mu war a taxaw ba tax loolee antuwul leneen lu ñu sàkku rek nguur gi mën ci taxaw mooy lu aju ci protocole sanitaire bi maanaam nees def ngir mbas mi di coronavirus bañ a sonal gone yi wala sax ñu bañ ko nemmeeku ci l'école yi gannaaw loolu nag ki nga xamante ne mooy Abdou Fati jiite kuréel boobu mu ngi sàkku rek ci parents d'élèves yi ñu def kem kattan ngir ut ay répétiteurs maanaam ñoo xam ne dañuy topp gone yi foofee ca kër ga bu ko defee rek li ñu jàng l'école ba gën a mokk dañu teew lay kàddum ci micro Chérif Dia. am nañ si njàqare te ñun alerte nañu woon gouvernement bi si rencontre ñu amoon nañu gouvernement bi teg leen protocole sanitaire ak protocole pédagogique bu taxaw boo xam ne dina permettre suñu commencé rek élèves yi mun a jàngi wante tey école yu bari amul masque amul lave-eau amul gel école yu bari amul sax ndox école yu bari amul gaanuwaay donc gis nga geste barrière yëpp c'est pas rempli moo tax école yu bari du ñu jàngale ça c'est sûr et certain maintenant naxaate bi mooy continuer waat rek wane ñaar ñetti école ne waaw
tout se passe bien ñëpp jàngale nañu donc vraiment na nguur gi gën a góorgóorlu par rapport à ça ñu dépassé ko parce que 28e siècle la ñu nekk te ni nga ko waxee woon sànq également élèves yi accusé nañu retard bu baree ñun nag benn weer la ñu am ci protocole pédagogique bi benn weer la ñu am pour def ay remédiation ñuy ñaan tamit parents d'élèves yi ñu gën a accompagner xale yi parce que école mënul def yëpp di ñox gouvernement bi tamit na jël courage am à deux mains réformer programme yi pour ñu gën ko alléger ubbi tey jàng tey xam nga mbébét la woon waa COSYDEP bañ koy def ñëpp rafetlu ko ni fii ak ñetti at dañu atteindre objectif bi mais le constat est là ubbi tey jàng tey pour quelques écoles la fii en ville rek mais écoles yi nekk ci àll bi écoles yi nekk ci banlieue bi kenn jëlul ay matukaay yoo xam dinañu permettre ñu def ubbi tey jàng tey c'est dommage. les praticiens nag di l'école privée bu feete foofu ca diwaanu Pikine ci banlieue bi nag dañ ne coow li nga xam ne moo dox diggante waajur yi ak école privée yi duñ ci bokk benn yoon li ñu décidé rek mooy lax parents d'élèves yooyu ñetti weer yi nga xam ne moo desoon ci année bi moom duñ ko fayeeku benn yoon loole nag ki nga xamante ne mooy inspecteur d'académie bu Pikine mu ngi koy rafetlu tey sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoo am rëq-rëq seen diggante ñu toog waxtaan bu ko defee rek dinañ xam yoon yi ñuy aw ngir année scolaire gi nga ne am benn jafe-jafe abi fay moo di jóg ci diwaan. fii mooy école privée praticien benn jafe-jafe amu fi ci diggante waajuru ndongo yi ak administration bi direction wu école bi ne boo gisee lii ñoom dañu teel a jël seen matuwaay ngir bañ réeroo. moo tax ñu ne weer yooyu nga xam ne jànguñu ko ñun praticiens yi ñun duñ ko laaj benn parent benn weer daal mooy mois de mars bi nga xam ne dawaloon nañ ko ba àgg le 14 lañ leen fayeeku te ñëpp lépp ku ci nekk li ñu lay ral dañ la kaa fay musu non weer yëpp lañ fay. cours privé les praticiens bu Pikine organisation gi ñu am ci seen biir waral na ñu moytu jafe-jafe yi am. lépp dañ koo teg ci organisation rek ak diisoo ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ci école bi direction bi comité bi ak parents d'élèves yi direction bi ak élèves yi. lii di ubbi tey jàngi tey lu am la ci école yu bari fii ci diwaanu banlieue bi inspecteur bu Pikine Guédiawaye moom di woo privé bi ak parents d'élèves yi ñu doon a kub say. kon maa ngi lancé appel pour que véritablement ñu waxtaanaat suñu biir xool li nga xam ne moo gën pour xale yi. ngir ñu mën a am année scolaire gu mucc ayib ndey jërë bokk moo mel bu Pikine yëkkati lu toll ci junni ci ay table banc wax ne itam dana ibbi CEM bu Thiaroye-sur-Mer ci weer wi. dootuñu yem ci 1000 dinañ ci yokk même bu dee 500 mu nekk 1500 table banc. soxla yi dafa bëri surtout soxla ci salle de classe yu gën a yokk ñun ci biir mairie Pikine fas yéene nañu ñu ngi lancé marché bi balaa fin du mois bi dinañ xam kan moo ko gagné pour ñu tabax ñaar fukk ak juróom-ñaar salle de classe yu bees. ñaar fukk ak juróom-ñaari salle de classe la fas yéene tabax ngir mën a xeex ñàkkum classe yi ci biir l'école yi waral na itam établissement yi nga xamante nit wër nañu ko respecté nañ lii di mesure barrières yi ba tax na it ñuy woo acteurs yi ci seen boppam it ñu bañ a bàyyeeku. Habib Faye jëwriñ bi ñu dénk ministère de l'éducation moom nag kàddu na rek ci li nga xamante ne mooy coow li dox diggante yéen ñi parents d'élèves yi ak école privée yi maanaam aju ci wàllu payoor bi noonu nag nee nañ kilifa yi dinañ jël matuwaay yi war ngir ni mu gën a gaaw ñu am ci solution bu ko defee rek loolee du gàllankoor benn yoon njàng meek njàngale mi dañuy teewlu ay kàddoom kookee di Mamadou Talla ci micro Cheikh Thiam. donc li fi xewoon nag dégg naa l'autre jour am na ku wax ne que toog nañu benn journal toog nañu ak parents d'élèves yi toog boobu amul dégg naa ñuy wax ne ministère de l'éducation nationale ministère bi sax ñu ne nañu dem justice non ñun si suñu wàll ministère de l'éducation nationale bi ma fi ñëwee ba léegi lu mun ta xew concertation dialogue sinon la ñu mën a régler ay problèmes yi régler nañ fi lu rëy ay voile bi régler nañ ko reprise bi def nañ ko lépp si ay concertation man loolu laa gëm loolu laa xam donc du ministère mooy ñëw nga jël sa ñaari entité ñoo xam ne ñoom ñëpp yéen a bokk nga ñu wax ñiy porter leen plainte ñi loolu amul. deuxièmement bi ñu commencé ba léegi mun naa wax ne bu ñu xoolee au niveau national am na si ay écoles privées yu bëri ak yeneen parents d'élèves commencé nañu trouver ay solutions. élève boo mënta gis lu ñuy wax ne bulletin certificat de scolarité livret scolaire loolu bien immatériel la éducation nationale moo ko moom donc élève bi moo ko moom loolu rétention boobu amatul fenn jeex na et également commencé nañu trouver gis ngeen si benn école privée la ñu ñëw ak yeneen école privée yi ñu ngi jàngale maa ngi ñaan foo xam ne mu ngi subsister ay cas yoo xam ne jubawuñu nañu continuer concertation boobu et incha allah dinañu trouver solution.
kaddu yooyu nag Mamadou Talla di ministre de l'éducation nationale mu ngi ko yëkkati woon ay gannaaw bu mu doon amal ab doxub nemmeeku ci lubbiteel école bu tey jii ñu wax ci leneen rawatina ci wàllu wér-gu-yaram ak feebaru sëqët wala soj bi nga xam ne dina faral di faagagal ndaw yu bëri ci xayma nag ñu ngi wax naan atum 2019 lu toll ci ñetti junni ndaw ñàkk nañ ci seen bakkan kilifa yi feete ci wàllu wér-gu-yaram nag nee na loolu jot nañu taxaw ci ngir jële ko fi ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi rek ñu jox leen matuwaay yu war ngir ñu mën a sóobu wala gën a sóobu ci xeex bi Mamadou Fall Thierno Laurent Mendy ci liggéey bi. pneumonie di feebar bu indi loraange ci Sénégal ñi mu gën a sonal moo di gone yi ndaxte jàpp nañ ni rek mooy maladie bu ëpp lu muy faat ay gone. li muy faat ci xale bëri na lool biñ ko xaymaa wane na ne bokk na ci feebar yi nga xamante ne muy gën a faagaagal xale. waaw loolu nag li ci ëpp mooy li koy def mooy doomu jàngoro bi koy joxe doomu jàngoro yi koy joxe bëri na am na li ñuy wax bactérie am na ñuy wax virus ak yeneen ak yeneen. di feebar goo xamante ni naqari naa xam ndaxte li mu nduroog yeneen jàngoro ji ci mel ni grippe ak palu dafa bëri. bu amee ñu ko ci xam ne bëriwul xaymawuñu nag pour xam ñaata ñoo ko xam wala ñaata ñoo ko xamul waaye bu doon sunu sago fu ñu toll képp toog sa biir kër. mu yaay bi nga xam ne yor na doomam bépp bu ko gisee ci doomam dina xam ne lii niroo na ak pneumonie. feebar bi mandargaam li ci ëpp mooy yaram bu tàng bu yaram bi tàngee dañuy jël lépp def ko ci biir parce que si biir sa yaram day tàng. tey jii jamono ji tembe li ñu war a def moo di taxawal service yu bari ci mboolem Sénégal waaye itam fexe ba étudiants yi di ko jàng. sañoon région bu ne boo fa taxawee gis pneumologue médecin général si ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax ay jàmbaar lañu ay jàmbaar dëgg lañu. waaye bu ñu sañoon discipline pneumologie bi gën a taxaw ci Sénégal. coxoraay yi wopp gi tax na rek ba kon autorités yi ak acteurs yi yëngu ci wàllu wérgu yaram war a kon yokk seen kéem kattan ngir fexe ba xeex jële jàngoro loolee nag di kàddu yi nga xamante ni rek moom la ñu yëkkati tey ci journée internationale bi ñu jagleel ngir xeex bi la jàngoro. Mamadou Fall dañuy desandi ci mbiru wér-gu-yaram ak waa centre national d'appareillage orthopédique ñoom nag gën nañ leen dooleel ak benn salle sport loolu nag ñu ne lañ ci jublu rek mooy gën leen taxawur ngir malade yi fay ñëw ngir faju rek ñu mën a wéyal seen rééducation loolu nag jawriñ yi nee nañ dañ ko def rek ngir taxawu ñu fay liggéey ñu gën a taxawu ñooñee nga xamante ne ñoo fay ñëw itam ngir faju dañuy teewlu ci loolu Alphonse Ousmane Thiaw mooy directeur cabinet bu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewlay kàddum ci micro may mën a jaay. mu am solo su rëy ci ñi nga xamante ne comme ni ma ko waxee sànq dañoo am laago nga xamante ne tey jii li nga xamante ne mënuñu ko woon def fii Sénégal dañ ko doon jëlee bitim réew tey jii Sénégal mën na def appareil orthopédique bu nekk nga xamante ne dañu koy soxla ci réew mi. li di soppeeku bari na li ci njëkk mooy accessibilité bi. ndaxte parfois mën nga am loo soxla ci réew mi te doo ko gaaw a am balaa ñu ko am dañuy xaar ndax dañ ko war a jëli ci bitim réew tey jëlee nga xamante ne am nañu appareil jumtukaay yi nga xamante ne daanañu dimbali ku fi ñëw ba nu gis ni lii nga soxla dinañ ko mën a defar ci biir réew mi nga daal di ci jot ci saa donc loolu day nekk loo xamante ne dina soppi prise en charge des patients te fii rek Sénégal CENAO bii la am. santé ak sport daanaka ñoo ànd te CENAO nekk na fi pour jàppale ñi di def rééducation waaye itam ñi nga xamante ne dañuy bëgg a def sport tamit centre bi dina leen ubbi bunt yi bu ko defee ñëpp mën fi ñëw ñëpp mën a bénéficier parce que li am solo mooy ñu xam tamit service public la. del si fii wax ci mbënn mi ak matuwaay yi nga xam ne nguuru Sénégal laloon na ku mu waaju rek ci plan décennal de lutte contre les inondations loolu nag ubbi nañ ci ab mission d'information liñ ci jële rek mooy dañu seetlu lu ëpp ci liggéey bi daanaka fii ci Ndakaaru lañ ko amale ba tax na rek député yi moom ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu xool ni ñuy def ngir gën ko yaatal bu ko defee dëkku ko yi tamit mun ci jot seen wàll Pape Sagna Mbaye mooy président commission boobu ñu teewlay kàddum ci micro Aminata Mbari Sow. bi ñu ñëwee ci biir terrain bi constaté nañu ni investissement yi nekk Dakar moo ëpp yi nekk dans les régions loolu nag li ko waraloon moo di ci phase d'urgence bi en 2012 inondation bi mu ñëwee 65 wala 66 milliards yi nga xam moom lañ dépensé woon sur la phase d'urgence presque 70% yi ñoo ko def Dakar parce que aussi acuité inondation yi ak concentration humaine bi fii la ëppee ci capitale bi ci rapport bi def nañ ay recommandations yoo xam ni nañ corriger boobu déséquilibre ba nga xam ni fépp foo xam ni fii soxla na ay ouvrage si ñu ko président Macky Sall bëggee
ouvrage yi egg foofu pour mën a soulager population yi ba pare améliorer environnement bi. zone yi am inondation mooy zone yi nga xam ne defaguñ fa ay ouvrage constaté nañ tamit ay ouvrage yoo xam ni c'est en train d'être fait boo xam ni applique sa ko def wala ONAS wala SONES wala ADM wala AGETIP wala Promoville wala Puma ñoo ñëpp ak AGEROUTE ñoo ñëpp ku ci nekk intervenir na au niveau du terrain am na ci yoo xam ni c'est en phase de réalisation am na yoo xam ni dafa nekk au début mais am na ci yoo. ñu wax ci leneen dem ci géej gi mbokk mi wala lu aju ci wàllu napp ki lu toll ci juróom-ñaari gaal ak lañ jàppoon foofee ci waaxu Sénégal jàppu leen foofee ca Mauritanie ba tax na rek association bi ñu duppee les petites pirogues te ñu fete foofu ca Ndar géej ginnaaw lu ni mel ndax nañ leen doomu Sénégal yooyee nag ci seen biir territoire lañ leen fekk jàpp leen yóbbu leen ca Mauritanie ba tax ñuy ñaaw lu ni mel ñuy sàkku seen kilifa yi nag ñu def matuwaay yu war ndaxte loolee dañu gis ne rek mën na leen jural ay jëye Arouna Malay ni kay la ñu teewlu ci micro Ousseynou Diop. ndax gis nañu fan yi passé bërki démb Ndiaye maragul sax 4 jours marine bi nga xamante ne moo nekk Nouakchott dafa ñëw fii à Saint-Louis ñëw ba si dëkk bi ramassé fi lu tolloog 7 gaal yoo xamante ne dañu bokk suñu association jël leen yóbbu leen à Nouakchott te ñun yëgunu tinunu kon lii yëpp day wane ni ñun suñu géej gi da nga ko gardewul ba léegi ndax jàpp naa ne frontière bi boobu léegi noo ngi jooy nu ñu fi tegale marine ndax nu ñuy surveiller suñu gaal yi loolu bu weesoo noo ngi wax di lancer appel président Macky Sall réew mi yëngatu na si mbirum clandestin réew mi yëngatu na si mbirum saxaar yi nga xamante ni ñoom nañu wax ne moom lañ jaay géej gi kon bu ñu demee ba jaay géej gi léegi dañuy ñëw ba suñu biir kër yi di foqat ci parce que marine Mauritanie bu ñëwee ba si biir dëkk bi tolloog bël bi mën fa jàpp 7 gaal kon loolu suñu fautif la ñun sénégalais yi. ndax ñun fi ñu toll nii noo ngi souffrir parce que bu ngeen waxee ni instant bi xale yi nañ toog si dëkk bi bu ñu demee ba gis ay jafe-jafe di gën a am si napp gi léegi day gën a yokk xale yi seen xel gën a dem si Espagne mais. ñu jeexale ak xibaaru tis bi Jerry Rawlings nekkoon njiitu réew foofee ca Ghana mooy wuy ju boroom kooke nag jot na fësal taxawaayam ci lépp luy jëmale réewam ca kanam ci wàllu démocratie ak koom-koom liggéey na tamit ci biir Afrique am na taxawaay bu mu cay ba tax xibaar bi buñ ko jotee rek kilifa yu bëri yëkkati ñeey ay kàddu rek di ko jaal ay mbokkam wala sax ñi nga xamante ne ñoo fekk baax foofee ca réewu Ghana du ñàkk ñu gën ci ñëwaat ni mu gën a yaatu ci xibaaru français yi mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi tuuti rek Chérif Diop dina fi ñëw jukki leen xibaar yi ci wàllu français du ñu def dara lu dul delloo soxna Binta Diallo lenge yi moom ak ay invité am ñu doxal ba ci kanam jërë ngeen jëf.